daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës bokk rek ci syndicat santé yi nag daal di rek fas yéene kon soobu ni ki ëllëg ci seen ñaareelu plan d'action waa ànd gësëm ne daanu làbbali banque seen yoxoo ci Sénégal wërngal këpp lay doon la ñu sàkku ci nguurug Sénégal mooy protocole d'accord boobee nag nanu ko jëmmal. am nañu soobu takki tey jile ci ab xiifal muy nag éducateur spécialisé yu bootu ci ministère bi ñu gàll wàllug yoon fii ci Sénégal ay vacataires ñu ne moom lañu fukki at ak juróom amuñu congé seeni salaire nag di tardé saa su ne dinañ waxit ci aéroport bu diwaanu Ndar bi nga xamante ne ñu liggéey ba war naa noppi ñeenti fan ci weeru avril bi ñu dëgmal waaye am na lu cay ñuul mu mel ni mur boobu war a wër aéroport ba nëga ni yeggagul wàllu kaaraange ña ngi koy xel ñaar foofu moo waral jëwriñ ji di Alioune Sarr ñu dénk ko wàllu dem ak dikk ci jaww ji di sàkku rek ca kër ga ñu dénk liggéey ba mu baral ko su ko defee nag waxtu wi ñu ko àppal daal mu mën a noppi lu ko mooy nag am na lu mën a tegu ci seenub kaw wàllu politique ak législative yi ñu dëkkmal Khalifa Sall nag la Yewwi Askan Wi jiital ne mooy doon seenub candidat neex nakari lay doon naam sax code électoral bu Sénégal bu amee num ci taxawee seen yoon nekku ca wal joojo Njaay nag fare ci société civile ne li gën daal mooy ab loi bu leen setal wecc muy Khalifa Sall ak Karim Wade ngir nag yi ñu mën koo wan gannaaw bu jeexee daan ci toftal yéen kaay ak lañu xëyee léegi ñu yaatal xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi niñ ko waxee woon ci ndoxte li muy syndicat santé yi nag ñu gën a xam ci ASAS ñoom nag ëllëg nag la ñu fas yéene soobu ci seen ñaareelu plan d'action grève générale la ñu wax banque seen yoxoo ci liggéey bi ci Sénégal wërngal këpp lay doon la ñu sàkku nag ñoom syndicat yooyu rawti nag ànd gësëm mooy nag nguurug Sénégal protocole d'accord bi nga xamante ne nii nag dañu ko taxawaloon nag nanu ko jëmmal ndax la ñu ca wax ba nëga ni France ñoom syndicat yooyu nag di sàkku ci nguurug Sénégal it ay waxtaan yu ñoŋ su ko defee ñu mën a taxaw ci jafe-jafe yi ñu teewlu vice présidente bu ànd gësëm Adja Ndeye Jaxate la ñu koy wax ci micro Marcel Farba Maroun ak Mohamed Dian. Le 23 ak le 24 mars bii di ñëw ñuy def vrai grève 48 heures grève d'avertissement nañu jàpp ne ñun duñ ci daara gouvernement bi muy diri ay tànkam. rémunération agent yi danañ ci waxtaan. bu baax a baax fa ñu yóbbu nag jëmale ñu ci ay gannaaw ay mois d'avril ak yooyu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. danañ def rencontre de vulgarisation commencé nañ ko boobu depuis fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu ngi waxtaan ci bërëb yi. tey bi ñu defee point de presse dinañ defaat ay sitting ci région yi danañ def yeneen point de presse yoo xam ne dañuy cibler région yi ñu koy defee su boobaa seen nattangoo yi nekk foofu dinañ ko couvrir ngeen gis ni ñun nekkuñu lenn caaxaan waaye ñuy dellu si waat ci grève d'avertissement de 48 heures. ak service minimum ndax nag wax dëgg yàlla toujours ñun dañuy respecter ne ku tawat deful dara ki def mooy gouvernement waaye ñun dañuy sóoraale toujours population bi ñoom nag sóoraale wuñ ñu waaye ñun dañuy sóoraale population moo tax ñu ne danañ respecter urgence danañ def service minimum. éducateur spécialisé yi bootu ci ministère bi ñu gàllu wàllug yoon fii ci Sénégal nag ñoom tey dañu sóobu ci ab xiifal ñoom éducateur yooyu nag ñu ne ay vacataires lañu fukki at ak juróom amuñu congé teg ci nag seeni payoor di tardé saa su ne diggante 2019 jàpp 2020 ba 2021 am na ci ay payoor yoo xamante ne jotuñu ko ñoom liggéeykat yooyu ñoom it ña ngay tàllal loxo kilifa yi ngir ñu taxaw ci seeni jafe-jafe. ñu dem ba Kédougou googu nag ak liir bi nga xamante ne nag moo réeroon ay mbokkam mu toll ci juróom-ñaari weer moom tout tànk boobee nag gis nañu ko fi ñu ko mujjee gis nag ci ab teen la mu ñàkk bakkanam moom nag liir boobu nga xamante ne fukki fan ci weeru mars nag la ñu ne ci la réeroon fa ñu naan ñeme nikkee ma nga ca Tomboronkoto ca diwaanu Kédougou la moom moomu nag ñu gis ab néewam ci ab teen ni ki démb ci altine ji tax na nag ba takk deree daal ubbi ci ab l'enquête jamono ji ñu waxee ak yéen nag wujju yaayam daal la ñu teg loxo gannaaw bu ñu ko dégloo ba noppi ndax enquête ba keroog ba ñu ci sooboo ba tey nag danoo xel ñaar ne liir boobu daal fa mu nekkoon te ñu jëlee ko fa loxoy ay jegeñaale waajuram génnuñu ca ndax yaayam moom la mu xamle mooy dafa génnoon te ca néeg ba nag la ko bàyyi woon muy nelaw ba mu delsee nag la fekk ne doomam jooju nekkatul ca néeg ba du ñàkk ñu delsiwaat
ci nu mu gën a yaatoo ak sunu naataango bu ñu toogal ci diwaanu Kédougou di Ibrahima Diabakhate. ñu des ba tey ca Kédougou googu ak ab CRD boo xamante ne dañ ko faa amal ca conseil régional bu nga xamante ne nag moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllug jëfandiku ya foofee opérateur économique yi nag ñoom dañoo teg baaraam fi mu ne nii nguurug Sénégal ndax lañu seetlu mooy lu baree bari dafa yokk ba askan wi tey ñu mën caa jote sax dafa doon ay jafe-jafe Ibrahima Diabakhate. opérateur économique yi nekk fii ci région bu Kédougou ànduñu ci njëg yu consommation régionale bi fësal ci CRD bi ñu amaloon fii ci diwaanu Kédougou ndaxte nee nañu nguur gi moo tax ba njëg yi yokk bu baax a baax. ñoom administration xamuñu nu mu demee ndax terrain bi dafa am ay normes yu mu laaj ndax ñëpp mun ñoo bokk benn niveau ndax grossiste bi mënul di dëkk di jaay ay benn saako déedéet grossiste bi dafa am lu mu war a jaay donc la mu war a jaay demi gros bi moo ko mu mën koo jënd wala dem jaaywaat ko mais man du képp ku mën a ñëw rek dem si grossiste pour mu jaay ko donc si demi grossiste bi ngay moom mooy dem jënd prix bi ñu wax 14400 yi mais bu ko jëndee teg si transport am mais il faut que mu teg si njëgu saabu ndax mooy. seeni xol yu fees yi du tax ba service régional bu commerce def liggéeyam comme ni mu waree saa. mais li wër te wër mooy état aussi dinañ du ñàkk ñu def ay mission de contrôle. xool prix yi nga xam ne homologué nañ ko wala fixé nañ ko naka la ci nit ñi ak jaaykat yi di jaayee su ko defee ñu waxtaan ak ñoom parce que yëf yi du jëw rek daal di lem ndigg nit ki rek daal di boxoñ da ngay ñëw waxtaan ak moom delloosi ko ba mu tegu ci yoon wi su dëgëree boobu nag nga soog wut yeneen pexe yooyu nag xëy na mën naa metti waaye dina tax rek nit ki teguwaat ci yoon. service régional bu commerce bu Kédougou dina amal ay tukki nemmeeku ci ñetti département yi nekk fii ci région bu Kédougou pour seet ndax ñu ngi appliqué bu baax a baax prix yi rawatina nag ci cuuraay yi nga xam ne li jar fukki dërëm fii ci diwaanu Kédougou fanweer lañ ko fay jaayee. gannaaw Kédougou ñu yegg ba fa ñu naan Thiéwo nag ma nga ca commune bu Notto Diobass ca département bu Thiès la askan ba fëgg nañu seen gémmiñ di yuuxu ndax ñàkkum ndox mu tar moo xamante ne nag daanaka fanweeri at ak ñaar a ngi nii ñuy dund ay jafe-jafe ñu ne mënatuñu askan wa boole kook curé bu paroisse ba ñoo génn nag di yëglu di sàkku ci kilifa yi ñu wallu leen ci jafe-jafe boobu dañu fay fekk ji Cheikh Anta Diop. Thiéwo di ab dëkk bu nekk ci Notto Diobass sorewul dëkk bi ñuy wax Ngolfagnik dëkk bi de askan bi ñoo génn ne dañoo am jafe-jafem ndox forage bi nga xamante ne moo leen daan nandal dafa paan ay at ngi ni mënuñoo amam ndox. 98 ba léegi ñu ngi ci toroxte ndox am jafe-jafe ndox moom wax dëgg yàlla sonn nañ ci trop parce que daje naa fi léegi ak sama benn morom boo xam ne yore doom bu tuuti mënu koo sang ci suba ba léegi boo demee marché ba ñëw teg ko doo am ndox booy toggee da ngay wóori ndox doog a togg xale bu ñu wàccee du ñu mën a lekk parce que day fekk amoo ndox booy toggee kon ñàkk ndox bi foo ko natt rek metti waayam weesu na dañ ñoo suulul rek waaye dee nañ parce que ndox mooy nit. fanweeri at ak ñaar dëkk bi de nee nañ mënuñoo amam ndox te it forage yi nga xamante ne ñoom ñooy nàndal yeneen dëkk yi ba Ndakaaru daanaka ci seen gox bi lañu ko samp loolee nekk naqar ci askan wi. ma fi tax a teew may doomu Thiéwo la doomu Diobass la situation bi nit ñi nekkee dafa métti ñàkkum ndox mi fa yàlla la yuuxu de yuuxu ma ci kenn te yàlla su ma ko ñaanee mu may ma dina àtte parce que lii c'est pas normal fi ñu taxaw ni Thiéwo à 3 kilomètres d'ici forage yoo xam ne ñu ngi joxe ay ndox côté Dakar côté 100 kilomètres d'ici ñu ngi fii à 3 kilomètres te ñi wër forage yooyu amuñu ndox. nee jàqare la nekk ndaxte am ndox lu leen jafe la di sàkku nag ci kilifa yi ñu gaaw àddu ci balaa forum mondial bi nga xamante ñi ngi war a amal fii ci Sénégal di dikk ñu mën a saafara seen tawat. Cheikh Anta Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax ca diwaanu Ndar moom aéroport ba nag war nañu ko daloo ñeenti fan ci weer wi ñu dëgmal waaye mel na ni jafe-jafe am na ndax mur ba nga xamante ne moo war a wër aéroport boobee ba nëgë ni kenn defaru gu ko leneen itamit am na ca muy ñàkk kaaraange goo xamante ne ña nga cay xel ñaar jëw ñi dénk wàllug tourisme ak dem beeg dikk bi ci jaww ji di Alioune Sarr ma ngay sàkku nag ci société boobu ñu dénk liggéey ba mu baral ko na mu gën a gaawe balaa ay daan di ko ca fekk dañuy dem ba foofee fekk ji fa Ousseynou Diop. lu mel ni mur de clôture te xam ngeen mur moo gën a yomb ci li ñu fi def yëpp waaye entreprise daf ci am tardement pour tànn entreprise yi nga xam ne ñoo koy tabaxal mur de clôture te tant que dafa mur de clôture mënoo def li ñu naan balisage maanaam fa nga xam ne la ñuy xoolee ci biir piste yi bu Saint-Louis loolu muy wane mooy la nga xam ne moo nekkoon ci coobare état yëkkati nañ ko la ci des nag mooy entreprise bi mu gën a ñoŋal surtout lii nga xam ne moo jëm ci travaux yi ma lim sànq
ñu mën ko motal ci anam yu gaaw. boo xam nga le 4 avril bii di ñëw bu jotee incha allah te liggéey bi livré wuñ ko am lu ñu naan ay pénalité maanaam ci biir contrat bi dañu xaatim ne bu délai bi jotee te parewuloo bés bu jeex rek daa am lu ñu la ci daan donc loolu tamit incha allah yaakaar naa du ñu fa egg waaye bu amee dañ ko planifier dañ ko appliquer. mu nekkoon jëruñ ji dénk wàllu tourisme ak dem beeg dikk bi ci jaww ji doon àddu ci micro Ousseynou Diop. ñu des foofee ca diwaanu Ndar bi yoon nag wax ci doomi Ndar yi nekkoon ca bitim réew te delluwaat ca fa ñu fekk baax ngir nag xeex nee ñu tukki yi nga xamante ni dëppoowul ak yoon ñu bari nag di àbb gaalu loo cay di dem te lu ne di leen ca fekk tey ji nag la ñu bëgg rek mooy def benn say manko ngir li jëmale seen dëkk boobee kanam. directeur bi ñu dénk wàllu Sénégal yi nekk ca bitim réew dalal na leen bu baax a baax muy Amadou François Gaye moom nag loolee lay sàkku ca ñoom mu amit ab enveloppe boo xamante ne teg na ko nee ne ngir gën a xeex wàllu enveloppe boobu nga xamante ne toll na ci 1 milliard ci suñuy koppar. Ousseynou Diop. ndaje le directeur sénégalais de l'extérieur amal ànd ak association des migrants de retour yi nekk ci diwaan Ndar Géej ndaje ba ca Goxambaane lañ ko amalee ñoom migrants de retour yi nag nee nañu li ñu daj dafa métti loolu tax nag ñu bëgg avertir ñi nga xamante ñooy seen morom yi Modou Fall moo leen jiitee. premier objectif mooy lutte contre l'immigration illégale parce que ñun loolu maanaam bëgguñu woon coono yu ñu jànkateel ñun ci bitim réew suñuy xarit suñuy doom wala suñuy rakk di jot daj yooyu coono. ci kàddu que directeur des Sénégalais de l'extérieur di Amadou François Gaye dañu war a arrêter immigration irrégulière bi nga xamante ni am na ndaxte loolee doxalul dëkk tax sax ñu jagleel ndaw ñi lu toll ci benn ci milliard. donc fonds bi moo ngi toll ci presque 1 milliard boo xam ne dañ ko jagleel migrants de retour yi ak potentiel migrant mooy koo xam ne xalaat na jël gaal pour dem. migration irrégulière bi nga xam ni moo ngi am ci dëkk bi dañu bëgg mu taxaw. directeur des Sénégalais de l'extérieur addu ci doomu Sénégal yi nga xamante ni téye na leen ca Maroc wala bokk ci Mauritanie muy état bi mu ngi def ay jéego ngir ñu mën leen bàyyi. tamit di waxtaan ak dëkku Maroc dëkku Mauritanie ñi nga xam ni ce sont des pays frères ay xarit lañu di waxtaan ak ñoom xool nan lañu mënee trouver solution pour libérer ndaw ñooñu ñu ñibbi ci seen dëkk. Ndar Géej bokk na ci dëkk yi nga xamante ni mbëkk mi fii la tàmbali ay jéego nag ñu ngi ciy def ngir loolee ñu mën ko arrêté. niñ ko waxee woon ci ponk yi Yewwi Askan Wi nag ñoom ci woteek législative yi ñu dëgmal nee ñu Khalifa Sall lañu jiital mooy seenub candidat neex naqari ak nu ca code électoral bu Sénégal mën a taxawee wal jooja Njaay fare ci société civile moom ci gis-gisam li gën mooy ab loi boo xamante ne nii nag daf leen di setal wecc muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall ci jamono jooju it jàpp leen ni ñi fare ci kujje gi ak nguur gi daanaka sagara ngay xeeñ ci Rombaat Yewwi Askan Wi lii la wax te waaju cee jóg. dañuy artu bi ñuy artu moo di élection législative yi Khalifa Sall mi mooy président conférence des présidents day bokk. fi ñu toll nii tembe ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall moom mile bu ñu sukkandikoo ci article L29 bu code électoral mënu la bokk ci ay élections. ñii ñoo warul la bind ci liste électorale yi ñun condamné ndax crime. wala ñi ñu condamné ci peine prison bu amul sursis wala bu amee sursis te durée ba ëpp 1 weer mu am wala mu ñàkk ay daan ci wàllu ndàmpaay bu fekkente ni def nañ njombe yi mooy sàcc escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants détournement wala soustraction jaaree ko kon ci ay agents publics mbiram corruption du guerre trafic d'influence contrefaçon wala bu fekkente ni daan nan la lu ëpp 7 atu kaso. Khalifa Sall ak ñi mu àndal ñoom seen bakkan lañu ci teg ngir li ñu bëgg daldi am waaye nag expert électoral bi le moom di Valdiodio Ndiaye leneen la gis jàpp na ni ab solution politique moo mën a am lu ni mel amnistie la. comme loi bi dafa am lu mu waxoon ci mbiru Khalifa Sall ñu koy mbóot ci xalaat ay affaire code électoral bi wax ne bi décision de justice bi ñu génne woon à son encontre aussi wax na lële privé ko woon de ses droits man pour man nan nañ ko mën a amnistier bàyyi ko mu compléter parce que en dernière analyse c'est le peuple qui est souverain. mu mel ni nag fi mu tollu tembe ku ci nekk dangay wane sa doole ñu waaj a jëm ci élection législative nguur gi ak kujje gi ku ci nekk rek yaa ngi jéem a yéegal tension bi.
Thioro Mbar Ndiaye ñu des ba tey ci woteek faluk ndawi réew mi ñu dëgmal ko mouvement bi duppee seen bopp ànd ak femme développement yi si pencum ndawi réew mi ñoom nag dañoo fas yéene gën a dëggal seen bopp ci pencum ndawi réew mi naka noonu it ñu ne lañu bëgg daal mooy fexe rek ba soxna yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu ko comme ñu gën leen a mën a taxawu fi ñuy nas ak di noccee ci yooyee barab moo waral nag soxna yooyu nag ñoom it daal di def benn say dootuñu nangu kenn di leen politique Pape Balla Gueye Talla Samb. ñu yàgg di leen bàyyi gannaaw ay élection ak yu ni mel mouvement ànd ak femme de développement yi ci penc ndaw réew mi daal di nay taxaw njiital mouvement boobu di soxna Dieye Sall muy xam ne doxalinu politique yi dafa war a jeex tàkk jamono yi lee jeex na de ndax nag gëm naa ni jigéen du nax moroom ndax ñun ñi fi nekk ñëpp xamante nañ la fi amoon jeex na kaay ma jox la ñaari kaar jox la 100 000 francs kaay ma jox la café nga wooteel ma léegi wooteelatuñ kenn café de saa boo ñëwee jàppal ni amatuñ sa jot léegi lii mooy sunu liggéey. mouvement boobee nga xam ne nag mu ngi teew ci juróom-ñaari région ci biir Sénégal ak biti réew lépp lu jëm ci wàllum parrainage bi ak caution bi daanaka ay formalité rek la. parrainage bi pare nañ fi déggoo ma ne la du liggéeyu tey liggéey bu ñu liggéey ba pare la lépp loo xamante ne dañ ko laaj rek fekk nañu liggéey nañ ko ba pare. am ngeen 15 millions am nañ lu ko ëpp lu ëpp 15 millions am nañ ko ndax ñun ñi ànd képp bu ñu àndee ni kenn ku nekk defal li nga am. waxtu woowee ki yore seen kàddu di Mohamed Gueye di xamle ni jigéen ñi bépp instance de décision war nañu cee mën a bokk. rawatina nag femme de développement yi ñoo gisuñu seen bopp fenn ci réew mi te nag réew bu demee développement réew mënta dem sans développement réew mënta dem sans social te femme de développement yi ñooy femme sociale yi. mbëbët gi nag mooy fexe jigéenu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum développement ñoom itam ñu wone seen xarañteef ci luy doxal société bi lee. bu njëkkoon li fi xewoon mooy saa bu ñu soxlaa jigéen ñi ñëw jox leen ay mbubb jox leen ay kaar ñu mobiliser ñëw toog ñu utiliser leen wax ñu tàccu leen sofal jotee ñu fal leen ñi nga xamante ñoo nekk fii ci Sénégal ak bitim réew pour ñu expliquer leen ñu mën a dégg loolu dina yomb ndax. nax yi moom yaakaar naa yemul Sénégal rek dem na bi bitim réew fépp jigéen ne tey yàgg nañ ko utiliser yàgg koo nax. ñuy xam ne dañuy samp seen ndënd ci élection législative yi ci njeexitalu formation bi ñu doon amal ci wàllum jus naturel bari na ci ay jigéen yoo xamante ne jox nañ leen ay diplôme gannaaw formation yooyu lee. yeneen i jigéen a ngi nii taxaw ñu féete nag ci juróom-ñetti réew yu Afrique ñoom nag li ñuy naqarlu daal mooy léeg-léeg dañuy bëgg a jotee ci suuf du mën a nekk muy ay jafe-jafe yoo xamante ni soxna yi fii ci Afrique yàgg nañu ko jànkonteel ñu ne nag suuf si lu ci ëpp dañu koy jagleel ñoo xamante ne nii fekk ñu baax ci seeni réew loolee nag la ñu bëgg mu dakk ba tax na ñu ne lépp luy projet mbaa bokk lépp lu ñuy war a taxawal tey jii dañoo bëgg nag jigéen am ca baat moo waral sax nag mu am ab slogan boo xamante ne yëkkati nañu ko ci na mu gën a kawe muy am sañ-sañu ne déet ci bu ñu ko mënee Abidja moom la ñu dénk projet Lumière Synergie développement ci micro Abdourahmane Diallo. xam nga déedéet doo wax déedéet rek pour bugg a wax déedéet mais booy wax déedéet dafa fekk ne am nga luñ la war a jox te joxuñu la ko wala am na luñ la bëgg a teg te nanguwoo ko nga bëgg a wax déedéet ñun aspect biñ ci am rek mooy que ne. ku xam LSD xam ko ak jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu baax ñi jigéen en général jigéenu Sénégal mais aussi jigéenu Afrique ndax seetlu nañ ko ne projet yooyu bu ñu leen di tëgg duñu sóoraale jigéen ñi duñu sóoraale ak yelleefu jigéen ñi ba tax na bu jafe-jafe amee ci ñoom lay gën a méttee donc ñun dañuy topp projet yi nga xamante ne Banque africaine de développement moo koy financé te mu am te ñu xalaat ne mën na am ay yàq-yàq ci dundu askan wi rawatina jigéen ñi. Depuis 2010 ñu ngi ciy liggéey ak jigéenu bari mais bi Right to Say No ñëwee dañu xam ne am na ci lu ñu mën a sukkandiku pour wax déet cas bu illustratif bi ñu ci am rek mooy usine de sidérurgie Tosyali bi nga xamante ne bëggoon nañ ko implanter depuis 2020 ci site bu transformation bu jigéenu Xelcom yi te jigéen ñi sukkandiku ci Right to Say No maanaam le droit de dire non wax ne entreprise boobu du fi taxaw mënu fi taxaw ndax heure bu fi taxawee mun na indi ay yàq-yàq wala ay coono ci nekkinu jigéen ñi.
ñu wax ci wàllug njàng meek njàngale mi ak lycée mixte bu Bicol defaraat nañu ko nag ba tey jilee ay ndongo yu bari nag mën nañu faa dem sàkku ji xam-xam ay partenaires yu fekk baax ca France ñoom ñoo taxaw ca lycée boobee bokk na itamit ci mbootaay bi ñu naan séddoo ak Cœur d'Afrique koppar yu ñu ci dugal nag toll na ci téeméeri millions yu teg ñeent fukk tey nag la ñu bëgg rek mooy kilifa féete foofee ca Bicol mooy nañu leen jàppale bu baax a baax dimbali ñay jàngale foofee gën leen a dooleel lii di Bicol nag mbaa daara jooju ma nga ca commune ba ñu naan Jareer Aminata Goudiaby. école bi nag ca njëlbeen bañ koy taxawal foofee ca Bicol ci atu 2006 ab collège d'enseignement moyen la woon ci atu 2020 lañ ko soppi mu nekk ab lycée mixte ay partenaires yu jóge France yoo xam ne dañu bokk ci benn association bu ñuy woowee CEDO ak itam beneen boo xam ne Cœur d'Afrique lañ koy woowee ñoom ñoo ñëw nag soppi lycée ba defaraat ko ba mu nekk fii mu ne nii ab lycée moderne. Donc nous ça a été un travail de tous les jours et là dans le projet initial il nous reste 2 salles de classe à faire. On a carrelé toutes les salles de classe. On a mis des carrelages dans 22 salles de classe et des ventilations. Donc maintenant il faut remobiliser pour pouvoir au moins faire déjà les 2 dernières salles de classe. délégation bu jógee ministère de l'éducation nationale fekkee woon nañu inauguration bërëb bu ni mel nga xam ni xaalis bi ñu ci dugal ngir tabax ko toll na ci 140 millions de francs CFA. partenaire bi ñëw tabax dañuy tabax en attendant état bi ñëw fekk si leen si donc ministre bi loolu daf koy rafetlu di wax nag ne moom du toog di seetaan partenaires yi def lépp mais moom aussi mu ne daf ciy dugal loxoom gunge lycée Bicol dinañ ñëw xool lan lañ soxla ak seen salle informatique bi ñu former enseignants yi. lycée bi nag am na ab bibliothèque moderne am itam ab salle informatique boo xam ni dañ ko équipé ak ay ordinateurs partenaires yi nag ne ñoom li ñu bëgg mooy gën a suuxat li nga xam ni moom moo di série scientifique yi ci lycée boobu. Faut vraiment qu'on aille vers un lycée d'excellence en mettant un pôle scientifique parce que quand on voit les jeunes qui font des sciences il y en a trop peu. J'ai regardé l'année dernière 20% qui sont en S en scientifique. ku ñëw lycée bi nga xam ne lii ay millions la nga dugg salle informatique bi nga xam ne lii même ci classe yi yëpp lañ ko karale ñu am loo xam ne lycée yu bëri amuñ ko wala lycée yoo xam ne ñu nekk ci biir tax yi. kilifa yi nekkee foofee ca Bicol li ñu bëgg mooy ñu gën a renforcer école boobu ci ay jàngalekat cantine ba itam ñu ubbi ko. fii gox bi dafa am village yu bari xale yu jógee fu nekk di ñëw di jàng si fii. xëy na dinañ li ñuy dox dafay sori te dañuy yendu obligé yendu parce que duñ mën a dellu ñëwaat te loolu day laaj ñu mun a am ñu fu ñu xewloo fa am programme bu bees bi nga xamante ne président daf ko lancé ci cantine scolaire yi école Bicol bi incha allah dinañ ko ci boole. conseil départemental bu Fatick itam fas yéene nañu dugal seen loxo ba lycée bi nga xam ni moom la ñu tabax ci biir Bicol bokkee ci commune bu Diarère gën a am doole. Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñeel na la ñu ànd yëgle kaay ak la ñu xëyee tey jii Mamadou Mouhamed Ndiaye. bu doy sëkk jërë ngeen jëf basta baat la bu doy sëkk ngir tënk li tukkee ci ndaje mi magistrat réew mi doon amal démb ubbi l'Observateur union des magistrats du Sénégal di kuréel gi jaboote magistrat réew mi ñoo doon conférence de presse démb yéenekaay bi nañu Ousmane Chimère Diouf ak ñi mu àndal li ñu doon ŋàññi ak di ko jébaane moo di xaxar ak sàllawlu gi ñenn ñi dëkkeek justice réew mi ak juge ci réew mi la ëppoon ci wax ji nag l'Observateur ne nañu Ousmane Sonko jiital parti Pastef moo ko moomoon ginnaaw kàddoom yi fi yëkkati woon keroog àjjuma gàll ko ci ndoddal justice bi waa UMS nee nañu nit warut a jiital intérêt boppam ba tax muy critiquer justice bi source waa nañu muy Ousmane Sonko ak compagnie waa union des magistrats du Sénégal daal nañu ci seen kaw bu baax a baax ba xamal leen li ñu bëgg mu dakk moo di saa yu nit jugee di dal ci kaw justice bi di ko critiquer ka xaxar ak di ko gar mbaaso te xamoo dara ba dara booloo jeex ci ni justice bi di doxee ñu dox dem ci xët mu njëkk la témoigné gisaat fa ba tey li waa UMS doon waxtaane démb ak journaliste yi journal bi bind ne magistrat yi ñaawlu nañu ni ñenn ñi di songee justice bi ak wax ju ñaaw ji ñuy teg ci kaw justice bi ba noppi nag dellu sàkku ci ñëpp ñu respecté justice bi jox ko cër bi war Ousmane Chimère Diouf président union des magistrats du Sénégal li ñu wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien ne duñu may mbindeef ak ku mu mën di doon ak fu mu mën di bokk muy féete yoon kaw Le Quotidien nañu union des magistrats du Sénégal Ousmane Sonko la ñu doon tontu ak doon ko yedd ak yamale ginnaaw li mu wax keroog ci justice bi ñoom waa UMS nee nañu bu dee yoon dafay dogal li muy dogal ci citoyen bu nuppi citoyen bi taxaw ne du ko def kon jaratul justice di am ci réew mi la Sénégal bi ne waa UMS yamale nañu Ousmane Sonko tegaat ko place am léegi ko ne ko tancé ko teg ci wax ko boppam nee nañu politique warut a tax nit ki jàpp na yoon amul sañ-sañ ci moom leeral nañu it ne ku naan magistrat yi ay ngànnaay la yu nàmmu teg ngir di sànq adversaire politique yaa ngi leen di tooñ ñoom duñu bara armé kenn ki waral coow leen bambali di Ousmane Sonko mi ngi nii toog ci xët mu njëkk Sud Quotidien dend ak ñoom Khalifa Ababacar Sall ñoom Déthié Fall ak ñoom Aïda Mbodj journal bi dañu wax ne ñoom leader yu Yewwi Askan Wi dañu doon conférence de presse démb fa la ñu waxee ne parrainage gi ñuy wax ci élection législative yi jarut a jëmee kaw ne ñoom waa Yewwi Askan Wi ànd ñu ci tey ànd ñu ci ëllëg Direct News nañu waa Yewwi Askan Wi soobu nañu cib defante seen digg ak président Macky Sall ngir mu dellu gannaaw ci parrainage gi ñuy wax ci élection
député yi li ñu jàpp moo di Macky Sall dafa violé ni mu ko neexee arrêté bu CEDEAO bi am na yeneen i mbir yu waay yeewi waxtaane démb Direct News xëy na di ñu ko wax tey mu di li ñu bëgg Khalifa Ababacar Sall doon candidat ci élection législative yi di ñëw ak Ousmane Sonko mi bëgg a taxawal beneen association des maires du Sénégal bu bokkut ak bi fi nekk fi mu nekk nii Enquête dina nee nañu ñaxtu yaa ngi mel ni tulleeg màlle di riiree fu nekk jëm ci wane seenu ñàkk ànd ci parrainage yi ñuy wax ci élection législative yi muy société civile gi di ñenn ci ay politique li ñu jàpp moo di Macky Sall cohabitation ci assemblée nationale lay daw ñu ci mel ne waa Y'en a marre waa FRAPP ak yeneen i kuréel xamle nañu ne buñ leen gisee ci mbeddi dëkk bi ñu ñaxtu parrainage bi bu mu doon betteel La Tribune xëy ñu xibaar ne waa Yewwi Askan Wi ak waa Gëm Sa Bopp nee nañu duñu laal parrainage bi Bougane Gueye Dany ak gaayam tey ji la ñu fas yéene saisir CEDEAO ngir ñu wax Macky Sall mu respecte loi bi témoigné nañu gaañi rejeté nañu parrainage gi ñuy wax ci élection législative yi muy waa Yewwi di waa Gëm Sa Bopp di waa Y'en a marre ba ci waa FRAPP ñoom ñëpp bokk booloo taxaw ne parrainage du fi am source nañu waa direction générale des élections ndaje mi ñu doon nësër seen digg ak société civile bi seen digg ak Sénat bi ak seen digg ak presse bi ngir bëggoon ca waxtaani système parrainage beeg logiciel bi ñu ci bëgg a jëfandikoo direction générale des élections far na annulé lépp ñëpp a ngi xaar ak a dégloo ngir bëgg a xam fan la bébé Lansana mujj mooy xaleb juróom-ñaari weer bi dëkk Kédougou te ay parents tëraloon ko ca néeg ba ñëw fekkaatuñu ko fa libération mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk ne xale ba feeñ na waaye fekkuñu ko ak bakkan dañu ko fekk ñu sànni ko ci benn teen ki ñu njëkk a tuumaal ci yëf yi nag libération nee nañu moo di wujju yaayam ba tax na ma nga gendarmerie ñu tëyee cib garde à vue. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñu fare woon ci machine bi ak ñuy jàpp si xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar Pape Cheikh noppi ne mi ngi noonu ak ganam ñuy waxtaane lu am solo Pape Cheikh ma delloo la léegi yi rédaction bi dina fi teewaat. incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax Fatou Kiné Deme ci jotaayu xibaar yi nga ñu proposé ci diggu bëccëg gi ci télévision Futurs Médias xibaar yi dafay continuer ñu wax fàttaliwaat leen ko ci suñu site internet di www.igfm.sn.